Preview. asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV bari fi seetaane xabaar ci gën a fës nag bokk na ci jamonoy nawet nag dañoo daal di sel na dafay bari li nga xam ne mooy yoo ba tax na ñu te bari nag ci population bi ñoom dañuy daal di ngànnaayoo ak seen moustiquaire rawatina nag njaboot gu sew gi ngir ñu daal di ci mën a tëdd loole la waajur yi daal di wax da ngeen leen dégg ci biit journal bi nañu wax tamit ci référendum bu mars 2016 gannaaw bu nu daal di invité fële ci émission RFM ak nga xamante ni mooy cabinet bu président de la République Mame Mbaye Niang moom mu xam le ne référendum boole sax moo daal di jox président Macky Sall ngir mu mën a nekk candidat ci élection yi nga xam ne moom la ñëpp di xaar muy 2024 kaddu yi wala nag mu nekk loo xam ne kii di analyste politique bi di Mamadou Sy Albert moom dafa daal di gis ne constitution bi wut nekk loo xam ne dañ koo wax di caxat-caxate constitution li ko tax a jóg nag nekkul ab président boo xam ne dafa nekk lu imaginaire mais mooy président boo xam ne dafa nekk ci exercice nañu wax tamit ci fole ca Guédiawaye Sam Notaire gannaaw daal bu ñu jàppee seen membre militant bi di Amy Dia moom nag ni nga ko tegoon loxo ci affaire force spéciale moo tax nag ñoom ñu daal di mer ba fut daal di wàcc ci mbedd mi ngir wax ne nañ def daal seen kinkat ngir kii ñu daal di ko bàyyi buñ ko defut ñoom daal danañ ko daal di xeex ba fa xeex daal di yem na xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képp bi la jotaay léegi ñu daal di yaatal. ñu nuyu waat leen beneen yoon xabaar yi nag dañ koy daal di doore ak màggal gi nga xam ne jamono ji nag daal dina officiel jàpp nañ ko ci alxames fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi di ñëw gannaaw bu weer bi daal di feeñee ci dimanche bi ñu génn ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août 2022 safar bi nag moom niki tey sax ci altine ji ci lay daal di tàmbale ci fàttali nag màggal bu Tuuba lan moo tax nag ñu di ko màggal mooy départ exil bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ca Gabon moom bi nag moo nekk fondateur bu confrérie bu Mouride ci 1895 gannaaw loolu dañuy daal di wax ci paludisme du Hopi Sibiru dafa nekk loo xam ne nag ci jamonoy nawet dafay daal di bari lool sax ba ñu ci bari daf leen daal di sonal am na sax ñoo xam ne dañ ci daal di ñàkk seen bakkan mu nekk loo xam ne am na ñu bari nag ci askan wi dañuy jël seen matuwaay di daal di dugg ci ay sànq maanaam jënd ay sànq ngir tamit aar yi nga xam ne mooy tout tànk yi ñu daal di déglu reportage bi nga xam ne Oumou Kalsoum Diallo defal nañu ko ak Moustapha Seck. nawet gi jub si yooyu bëri ba tax feebar bi di palu di yoot Moustapha Montero dëkk Wakaam di xamle ni jëfandikoo moustiquaire imprégné lu am solo la. dañu sonal Wakaam bëri na yoo torop dañuy jënd moustiquaire di utiliser bañ paludisme bi bañ ñu sonal ñu quoi. dañu am ay doom am jabar te dañu ne il faut nga fagaru te fagaru mooy lii. Kaolack laa dëkk di xamle kii di Soda Ndiaye te ku xam Kaolack xam ni fa la yooyu ëppee kon bokk ngir aar xale yi ak suñu njaboot li gën mooy jëfandikoo lii di moustiquaire imprégné maa ngi xelal ñëpp ñu jëfandikoo ko. maa ngi tudd Soda Ndiaye madame Lam waa moustiquaire imprégné moom dañ ko teel a fagaru ndax man Kaolack laa dëkk te ku xam Kaolack xam ne fa la yooyu bëree man duma tëdd te jëluma moustiquaire imprégné. Njilaan Fay tamit di ci yëy yàbbi te wax ni ñëpp war a utiliser moustiquaire imprégné man sax dama koy jëfandikoo teg si maa ngi ñaan waajur yi utiliser ko ngir aar seeni njaboot. sama kër parce que yaakaar naa ne que période bi ñu toll nii ku nekk war na am moustiquaire si néegam yooyu bëri nañu pour éviter paludisme ak loolu yëpp yaakaar naa ne que muy man muy bépp sénégalais war na mën a utiliser moustiquaire pour juste garantir santé famille. li nga xam ne nag mooy naufrage bu bateau du Joola naufrage boole nag gannaaw ñaar fukki at ci anniversaire wu naufrage bu bateau boole nag ñi nga xam ne nag ñooy association nationale ji daal di ñàkkale woon ci boole ji ñoom yi leen nag dañoo daal di yuqu wax ne ca kaw li ñu bëgg nag mooy li nga xam ne mooy koppar yi ñu warloon ak état bi ngir mu daal di damp ñi nga xamante ne foo amoon ay ñu ñàkkale seen ay waajur loole ñoom ñu daal di leen koy fayale ci desoon nag mi ngi
ngi daal di toll ci juróom-benni million ak juróom-ñeenti milliards loolee nag ñoom ñu daal di gis ne moo ci desoon ci ñaar fukki milliards yi nga xam ne état bi débloqué woon na ko ngir daal di indemniser ñi nga xamante ni ñoo ci amoon ay mbokk yoo xam ne dañoo desoon ci naufrage bateau bu Joola. foole nag ca Géejawaay mu am lu doy waar bu fa am ca Wakhinane Nimzatt koo xamante ni dañ ko daal di jàpp dóor ko ba mu mujj ñàkk bakkanam moom nag lu tax askan woole daal di def lu nu mel dañ ko daal di tuumal ne moom dafa doon amal li nga xam ne mooy ak sàcc mu mel ni kon ci diwaanu Sénégal am ci bari ñoo xam ne bu ñu jàppee ay nit ci lu mel ni ak sàcc mën nañ la dóor ba nga ñàkk sa bakkan te loole nag yoon da koy daal di texe ndaxte kenn amul droit di fajal sa bopp moo tax nag malfaiteurs yooyu dañ leen daal di dénoncer ci ñi nga xam ne ñooy takk der yi. ci dimanche bi nga xam ne moom lañ daal di génn ñi nga xamante ni nag ñooy waa Pastef foole ca Géejawaay ñoom nag dañoo amala ab marche li ñu doon daal di ñaawlu mooy nag seen naataango bi nga xam ne dañ ko daal di jàppoon muy Amy Dia ci affaire force spéciale yi ñoom ñi ne nag loolu moo tax nag ñu ne dañ ko war a daal di bàyyi ci nam gën a gaawee moo tax ñu amal seenu ab marche ñu daal di teglu seen réaction bi nga xam ne def nañ ko si sunu micro. bi daal dara waralu ko. mooy dañoo jàpp suñu sœur patriote lañ jàpp muy Amy Dia ku nga xamante ne ñun xameewuñu ko lu dul jaamu yàlla ak engagement politique loolu lañ ko xamee ñun dañuy def réunion moom mooy exiger à ce que bu julli jotee moom ñu arrêté réunion bi moom mu dem julli ci ñu reprendre ama kooku ku koy def kooku jullit la kooku deful lu dul bëgg réewam mais nit ki mënuñoo nekk di engagé wu politiquement ñu ñuy jàpp di ñu tëj bu fekkoon dafa def dara sax nga ni waa mais deful dara. dañuy marche pour l'injustice dañuy marche pour un état de droit dañuy marche contre la manipulation dañuy marche contre ce régime pourri qui nous et dañuy marche aussi contre une personne incompétente qui nous sert de président aujourd'hui en l'occurrence Macky Sall. Aujourd'hui tey jii nii dañoo initier marche bi pour suñu tata mooy tata Amy Dia ñu koy woowee Nadi moom moo tax ba tey ñu mobiliser wu parce que tout simplement une femme aussi douce qu'elle comment on peut imaginer dire que moom daa bokk ci benn force je ne sais pas spéciale ou force occulte xam c'est pas sérieux dans un pays qui se respecte vraiment ah ñëpp xam nañ ni déjà quand on parle de force spéciale quand on parle de terrorisme ce sont des mots qui sont tellement violents qu'une personne boo ko xoolee di nga xam ne kii elle est en état de déstabiliser la sûreté la sécurité de ce pays ou pas mais c'est ça qu'on marche aujourd'hui dañuy référendum bu mars 2016 dafa daal di autoriser président Macky Sall ngir daal mu mën a nekk candidat ci élection présidentielle yu 2024 du sunuy kadduy chef cabinet bu président de la République Mame Mbaye Niang gannaaw buñ ko daal di invité ci émission Grand Jury ca RFM loolu la daal di xamle kàddoom yoole nag lan lañ ci mën a jàpp buñ daal di laajee ki nga xam ne nag analyse politique la di Mamadou Sy Albert moom dafa daal di gis ne constitution bu Sénégal nekkut ci loxo kenn moomu ko warul nekk constitution boo xam ne dañ koy xalaat nii rek di xalaatee ci kaw mais dañ war a xalaat de telle sorte que mu nekk constitution président boo xam ne dafa nekk en exercice ñu daal di teeklu Mamadou Sy Albert ci leeral yi nga xam ne andi na ko ci. waaw fu mu nekk ni coow troisième mandat bi moom yàgg na bon am na ñi nga xam ne dañuy yaakaar ne que président bi Macky Sall mën na nekkaat candidat 2024 ñoom seen gis-gis moo di nekk mandat bi muy def ni mooy premier mandat de 5 ans am na droit def deuxième mandat bu 5 ans 2024 loolu gis-gis la am na ñeneen ñi nga xam ne bon lu ñu wax mooy lu leer la président warul bokk ci 2024 ndax def na ñaari mandat 2012 ba tey ji ñaari mandat loolu gis-gis boobu lu ko fi mu sukkandiku mooy que constitution moo ne kenn mënatul def ñaari mandat yu tego lu ëpp ñaari mandat yu tego président def na premier mandat 2012 ba 2019 falaat nañ ko 2019 mu ngi ci ñaareelu mandat bi loolu amul benn werante ñaari mandat yu tegu ci su paree 2024 mënatul bokk ndax dañ ne nul kenn ku mun mënte nekk
léegi nag suñu waxee nul ne peut wala kenn mënatul am ñaari lu ëpp ñaari mandat te su fekkente loolu du engagé président de la république loolu kan lay engagé constitution buñ koy def bu ñuy def référendum kenn xalaatul kan mooy ñëw 2024 kenn xamul kan moo nar a ñëw 2024 constitution bi lu taxaw ñu def ko mooy Macky Sall moom moo woo Sénégal yi def référendum ñu bind ci kenn nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs mais loolu dafay dal ci mbagg président Macky Sall mënul nekk candidat ci présidentielle 2024 léegi nag bon coow lu Sénégal moom amoon na fii 2012 mais dafay mel ni daal ñu ni ba léegi leçon 2012 bi moom jàppuñu ci dara que président bu ko neexee mu bokk bu ko neexul mu bañ a bokk loolu dañuy foye suñu constitution ñu foye suñu institution foye même ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi et foo boobu suñu moytul loolu moo tax muy indi ay révolte muy indi ay casse muy indi lu nekk ndaxte bon boo judd nekkee njiit respecté woo constitution respecté woo loi respecté woo souveraineté sa réew mais loolu askan bi moom boppam moom mooy souverain du président du conseil constitutionnel souverain bi kenn la mooy askan Sénégal donc loolu nañu moytu fooye institution yi ak constitution bi ak loi bi bon et loolu bu amee débat aussi bon ñu nekk en tout cas bitim réew dinañu rey parce que lu ñu daloon 2012 suñu naree dal 2024 ñuy wax ne que le constitution bi ku nekk am na ni ko gisee mais loolu amul benn ci àdduna bi bu dee muy constitution bu nekk droit international bon duñuy droit international du pour ku ñuul wala ku weex wala ku xonq wala chinois le droit la mënul nekk ay ku nekk sa gis-gis loolu foo la nañu bàyyi fooye ak suñu constitution ak suñu loi yi ak suñu institution yi bon léegi nag lu nekk suñu kanam mu ngi suñu kanam sénégalais ñoo moom seen bopp am nañ ko réew mi président moomu ko conseil moomu ko ku ko moom mooy askan bi mooy souverain c'est le seul souverain amul ñaar amul ñett. Assemblée générale amicale inspecteur trésor yu Sénégal ñoom nag dañoo daal di amal ci ñaar fukki fan ak juróom benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru 2022 une conférence ñoom nag ci occasion boole tax nañu daal di teg ci table ji bilan yi nga xamante ni des nañ koo def ñoom nag ñi ngi daal di plaider ngir daal ñu digitaliser service yi nga xam ne moo nekk ci trésor bu Sénégal ñu daal di teglu ki nga xam ne mooy président bu amicale bi. li ñu fi dajale tey ñun amicale des inspecteurs du trésor mooy assemblée générale mooy ndaje moo xam ni yeesal suñu kuréel la ci suñuy statut dafa prévoir boo jëlee mandat bu jeexee nga présenter bilan présenter un rapport d'activité jébbalaat sa naataangoo yi la wóolu woon dénk la. donc tey man ak ñi ma àndal muy samay collègues du bureau ci exercice boobu ci liggéey boobu lañ nekk muy rendre compte liñ ñu dénkoon lan lañ ci liggéey fan la yam ak dellowaat assemblée bi muy mbooloo mi ñoom ñi nga xam ni ñoo am kàddu ñu falaat renouveler bureau bi. waaw bilan bi comme ni ma ko waxee ci li gën a am solo en tout cas ci li ëpp ci li amicale des inspecteurs du trésor di def. mooy jéem a xool nu mu accompagner l'État du Sénégal ak ministère des finances ci politique publique yi muy def surtout ci wàllu finance publique acteurs yi comprendre ko population bi mu digeste ci ñoom ñu mën ko xam li état bi doxal lan la donc loolu mooy suñu principale activité à travers nag ay séminaires ay ndaje yu mel nii ay lël yoo xam ne dañ koy faral di def di ci invité presse di ci invité le secteur financier pour ñu xam rek lan mooy rôle lu ministère des finances lan mooy rôle lu trésor ak ci yan réforme lañ nekk pour que buñ koy dérouler ñoom ñu mën a am une adhésion boo xam ni ñëpp dinañ comprendre notamment surtout population bi nga xam ni politique publique yi ministère bi def ñoom ñooy les principaux destinataires.
presse bu Sénégal ñoom nag ni ki dimanche dañoo daal di xëyee aw tiis bu rëy muy génn àdduna Lamine Touré moom nag nekkoon formateur maanaam ab jàngalekat foole ca CESTI loolee tax sax nag rédaction bu Time for Africa TV ci njiital sunu directrice ñu ngi koy daal di jaale presse bu Sénégal. xabaar bitim réew dañ koy daal di doore ci diwaanu Afrique bu nu sukkandikoo ci Aïda Diongue Niang moom nag nekk météorologue ak climatologue RFI nag moo ko daal di interroger ci li nga xam ne dañ koo daal di seetlu jamono ji ci diwaanu Afrique ñu daal di gis ne dafa am ay vague de chaleur maanaam tàngaay bi ak sécheresse bi dafa tar lool ci diwaanu Afrique leen laal na sax ba Europe mu daal di loole sax moo gën a déclenché ay tàkk-tàkk foole ca Algérie ba tax sax lu fa tolloog ñeen fukki doomu aadama daal dañ fa daal di ñàkk seen bakkan moom mu daal di gis ne ci Sahel bi ci Afrique de l'Ouest sax tàngoor woole sax dañ ko fa daal di nommeeku waaye tamit rawatina ak ay taw yu takku ci Sahel bi loolu la daal di xamle ci RFI. Emmanuel Macron moom nag dafa daal di ñaawlu blocage bi nga xam ne Russie da ko daal di amal moom mu gis ne ñoom ñoo daal di porter responsabilité bi ci échec gu adoption yi nga xam ne moo jëm ci déclaration commune bu organisation Nations Unies jëm ci traité bu non prolifération ci affaire arme nucléaire ñoom nag ñu daal di gis ne malgré daal am na ay intense consultation ci conférence yi nga xam ne mujjul daal di aboutir ci adoption document bu final bi ndax daal dëppwuñ ci ay kaddu ñoom nag ñu daal di gis ne Russie daal moo nekk ci gannaaw blocage yoolu yëpp situation bi nag ñoom ñu gis ne installation nucléaire yi ci Ukraine loole daal ñu daal di gis ne dana évoquer ay état parti ci TNP loolu la Élysée daal di xamle ci ab communiqué moo tax président bu France Emmanuel Macron moom tamit da ko daal di ñaawlu. ci Russie tam ñu daal di gis ne ay militaires yu bare bari yu étranger dañoo daal di commencé ñëw foole ca Russie yoot lañ fa daal di war a amal nag moom ay exercice jëm ci ak participation bu Chine mu nekk ab contexte boo xamante ni tension yi mi ngi gën a law ci diggante Russie ak pays occidentaux yi Moscou ak Pékin ñoom daal dañoo daal di annoncé ci altine ji ne armée bu russe ngir manœuvre yoo xam ne dañ ko daal di baptisé ci Vostok 2022 loolee sax dana daal di commencé ci première jàpp juróom-ñaari fan ci weeru septembre ci extrême orient russe ñu daal di gis ne loole tamit dana bokk ci ay réew yu bari yoo xam ne dañoo daal di jàpp frontière ak Russie comme Biélorussie dana ci bokk tamit ak Russie Inde waaye tamit ak Chine loole la AFP daal di xamle. ca Pakistan nag inondation yi nga xam ne dafa daal di provoquer ay pluies de mousson loolu lañ ko daal di duppee loole nag mi ngi commencé woon ci juin ba tax na sax dafa jur ay jiye yu doy waar ba tax lu ci tolloog 1061 personnes maanaam junne ak juróom-benn fukk ak benn doomu aadama daal ñoo ci ñàkk seen bakkan suñu sukkandikoo ci bilan bi nga xam ne moom lañ daal mujj publier ci altine ji ñi ko daal di amal nag mooy autorité nationale bu gestion yu catastrophe maanaam lépp loo xam ne dafa andi ay jiye jëm ci affaire yu doy waar ñoom ñoo koy daal di publier. xabaar yi tàggat yaram yi dañ koy daal di doore ak UFOA deuxième match bu première journée édition 2022 ci ñi nga xam ne seen at matugul ñaar fukk ci dimanche ji Sénégal nag daal dina signé ab def maanaam ab victoire bu am solo digganteem ak Syli national bu Guinée ñoom sax ñoo ko daal di toox lu ci toll ak ñetti bal ci benn joueur u Malick Daffy ñoom nag danañ daal di commencé seen diggante ak Guinée ci cadre première match tournoi bi Union Fédération Ouest Africain bu football.
basket Sénégal nag dafa daal di jël ndab li ci match tournoi bi mu mujj def foole ci Monastir ci avant dernière éliminatoire coupe du monde 2023 ñoom sax ñoo mujj def score bu toll ci juróom-ñeent fukk ci juróom-ñaar fukk Gorgui Sy Dieng nag ak ay àndandoom ñoom ñoo daal di dominer match bi ba mu daal di jeex ab carton plein ci Sénégal ñoom nag ñu daal di dóor tour à tour Soudan bu Sud Tunisie ak Cameroun. basket nag ñi nga xam ne nag ñooy Cap-Vert ñoom dañoo daal di wane seen seen diggante ak Côte d'Ivoire juróom-ñaar fukk ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeent moo tax sax ñoom ñu daal di jël première ci nation africaine bi daal di qualifié ci coupe du monde FIBA 2023 bi nga xam ne nag dana war a am foole ca Indonésie Japon ak Philippines palais bu sport Treichville ñoom nag daal di affiché seen complet match bi nga xam ne moom lañ mujj daal di def seen dernière journée ba tax na nag ñoom ñu daal di gis ne performance yi nga xam ne daal di nañ ko amal moo tax daal ñu jox leen gëdd bu baax daal leen respecté. football bi nag coow amatina nag ci gannaaw nag bu coowal kii di Neymar ak ki nga xam ne mooy Mbappé jamono ji nag coow moo am ci diggante Paul Pogba ak frère am di Mathias Pogba loole nag mu nekk loo xam ne dafa nekk ab à la une ñëpp ñu cay waxtaane ndax Mathias Pogba moom daal dafa daal di tuumaal frère am bii ne daal dafa amoon ay yéene ngir daal di marabouté ki nga xamante ni mooy kii di Mbappé loolee nag mu nekk loo xam ne dafa nekk lu doy waar nekk ay révélation yoo xam ne ñu bari buñ ko déggee dañoo daal di téye seen gémmiñ moo tax ab enquête nag ñu daal di koy ubbi ngir daal di leeral mbir moomu lan la demee ak naka la daal di demee AFP loolu la ñu daal di xamle ci boole dossier. xabaar yi tàggat yaram yi sax moo yëkkati jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.